ها ولا دنياتي ها ولا دنياتي شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي سانغيا نوير سالرغي يو يا نندل الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم maa ngi nuyu waa presse bi rawatina Medina Cheikh TV ak Wala Duniyaati ak assistance bi fi nekk yëpp di leen dalal te di xaar seen question incha allahu pour ñu répondre ci. Alé Niang Wala Duniyaati TV donc dañoo gis ni newoon nga ci sa jàngale que l'islam mooy seul remède de la fin des temps voilà nga ñu gis na tamit jullit yi nga xam ne si dañoo nekk ci àdduna bi. conception bi ñu am ci l'islam day faral di am ay divergence de telle sorte que léegi mu jural leen problème depuis assassinat Ousseynou ba léegi donc en résumé est-ce que savant islamique ñenn ñi am na ne légitimité wax ci turu l'islam. maa ngi lay nuyu bu baax Cheikh Alé Niang ak équipe Wala Duniyaati TV yëpp di la remercier ci question bu am solo bi. waxoon naa ko ni l'islam mooy le seul remède de la fin des temps waaye aussi comme li nga souligné dëgg la gis nga loolu yëpp teewul divergence bi am ci biir monde musulman bi ak it li nga terminé muy est-ce que savant islamique yëpp am nañu kàddu goo xam ni ñoom war nañu ko mën a yëkkati pour mën ko wax mu nekk loo xam ni tey dafay doon loo xam ni suñ ko waxee xëy na ñëpp a ci ànd ma gis ni kooku réponse bu xaw a yaatu mi ngi ci bi ci jiitu mooy islam moom yàlla moo ko tànnal boppam inna diina indallahi l islam yàlla moo ni diine ci man yàlla mooy diinal islam kon moom islam la yàlla jël def ko religion kon forcément képp koo xam ni da nga bëgg ànd ak yàlla forcément yow war nga am teggin yi nga xam ni religion islamique demandé na jullit bi pour mu am teggin yooyu léegi nag li indi divergence yi ci biir jullit yi moom loolu la ñu waroon a moytu maanaam ñun ci loolu la ñu waroon commencer mooy fexe ba suñu biir déggoo am ci ba noppi tey jii jullit bu wax mais ki ñu wax ni du jullit du jug di ko weddi moo ki tuddee boppam jullit mooy jug weddi kooku waaw beneen jullit su waxee beneen nit koo xam ni moo tuddee boppam ni borom xam-xam la ci jullit mooy weddi kooku maanaam jullit yi dañu àndul xëy na nag ni nga ko souligner ci question bi mooy ñàkk ànd boobu du léegi kooku yàgg na ci histoire u islam depuis assassinat Seydina Hussein waaye diggante tey jii boo demee chiite yi ak sunnite yi tey jii boo demee ku ci nekk am na benn côté boo xam ni yaa ngi taxaw di défendre sa côté loolu yëpp nag pour mu dañ mooy il faut que idéologie bi ñu am maanaam idéologie bi ngay am ba ni man chiite laa wala idéologie bi ngay am ba nga ni man sunnite laa wala nga ni man soufi laa wala nga ni man wahhabite laa ñu fexe ba idéologie boobu ñu jël ko teg de côté te xam ne avant tout ay musulman lañu il faut ñu xam loolu. chiite bi jullit la c'est un musulman sunnite bi de même soufi bi de même wahhabite bi de même kon il faut ñu jiital islam def ko suñu intérêt léegi nag su fekkee islam benn la kàddu islam benn la muy alquranul karim base fondamentale islam mooy yonent bi jàngale lan moo ñu war a wutale kon forcément ñun dañu war a àndandoo nekk benn intérêt personnel yi ci biir nag ak intérêt yi nga xam ne ay intérêt partisan la mooy tax jullit bi wax moroomub jullitam bale weddi ko bu koy weddi du ko weddi parce que daf koy weddi ci religion islamique daf koy weddi parce que xëy na la kee wax arrangé wul intérêt léegi nag tant que loolu dañul du ñu mën a am dëgg-dëgg islam bi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon te muy islaamu bëggante di islaamu tolérance di islaamu jàmm waaye di islaamu àndandoo nekk benn yàlla wax ko ci alquran waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kon il faut ñu fexe ba ñun ñëpp ñu nekk ay frère ni ñu ko yàlla defee kenn ku nekk jàppe sa moroomub jullit ni sa frère de sang la kenn ku nekk fexe ba jàppante xam ni benn buuma am te mooy buum bi ñu yàlla dénk
muy buum boo xam ne tey ji képp kuy jullit war a texe ci buum boobu ngay jàpp te buum boobu mooy alquranul karim buum boobu mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye buum boobu mooy leer gi nga xam ni mooy jóge ci li ñuy jàng di salaatul fatiha di leer gi nga xam ni moom la ñuy dellu di julli ci yonent bi te lépp di base fondamentale ci ndigalal yàlla nam ko waxee ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon buum boobu buñ ci jàppee réeroo warul am léegi nag li des muy ndax savant islamique yëpp am nañu droit wax ci turu islam xam nga wax ci turu islam dafa laaj yenn critères yi ba noppi ba booy wax ci turu islam da nga war a fexe yow ba incarner véritable jukko yi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko waaye booy wax ci turu islam da nga war a fexe ba incarner tolérance incarner jàmm incarner sagesse waaye incarner yéene ñëpp jàmm kooku yow soo waxee jullit yi suñ la dégloo ñu xam ne li ngay wax sa benn intérêt nekku ci lu dul li ngay wax intérêt général la te société musulmane bi ñoo moom intérêt boobu ku ko jëriñoo sa njëriñ la ñëpp daañu la dégloo waaye bu dee boo waxee bu ñu xoolee wax jëla ci ëpp sa bopp nga koy delloo si pour dégrader benn nit pour placer ci côté kooku réeroo dafay am moo tax nag suñ nee savant islamique dañu war a gëstu ba noppi ñan ñooy ay savant islamique avant ñu naan ndax am nañu droit wax wala amuñu droit wax ndax du ko jàng téere rek savant islamique nga du ko bokk ci religion islamique rek savant islamique nga savant ni ñu koy xamee dëgg-dëgg borom xam-xam mooy ki nga xam ni réeroowul ak yonent bi ca la mu daan jëf li yàlla santaane ma ngi koy def la mu tere ma ngi koy bàyyi ragal na yàlla mi ngi xalaat bis bu muy dajeeg boromam kooku la ñu mën a jàppee savant islamique macha allah. léegi pour revenir ci question boobu tamit est-ce que tamit ñàkk déggoo bi day firndeel lu ñu prophétiser woon ne Imam Mahdi moo nar a ñëw fédérer nit ñi est-ce que nekkul tamit moom moo war a génn démarrer mission pour que jullit yëpp maintenant nekk benn ci bannière am est-ce que du loolu moo tax. nga Imam al Mahdi missionnaire la comme missionnaire yi ko jiitu woon moom mission rek lay def. mondo xëy bu su dee ñoom ñoo consulter Imam Mahdi ni ko soo ñëwee yaa war a jubale jullit yi forcément moom su ñëwee day jubale jullit yi kon mission am lay def comme yeneen missionnaires yi nga xam ni passé woon nañ léegi nag le fait que ñu ni dañuy xaar rek Imam Mahdi jubale ñu war nañu mën a dimbali Imam al Mahdi nan koy dimbalee mooy alquranul karim moo fi jiitu Imam al Mahdi hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ni wax na ni jullit yi dañu war a nekk benn ñoo fi jiitu Imam al Mahdi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi jiitu Imam al Mahdi sahaaba yu baax yi daan topp ci tànkam ñoom ñoo fi jiitu ci shahada Imam al Mahdi kon kenn ku ca nekk war na fexe puiser ci enseignement yooyu jëfandiku ci ba nga xam ni da nga nekk un vrai musulman ba bu Imam Mahdi ñëwee bu waxee it dana fekk ni moom la muy wax ak la muy jàngale yow yaa ngi woon ci tànk boobu macha allah waaye moo gën rek ñun ni dañuy xaar ba axiru zaman bu Imam al Mahdi ñëwee rek dinañu jubale te ñun defuñu dara loo xam ni daañu jubale suñu bopp avant Imam al Mahdi di ñu jubale macha allah. Seyd Mohamed El Cheikh dañuy ñëw ci wàllu géopolitique ndax gis nañ ni ñi nga xam ne si ñoo la wër que les questions mondiales daf la yitteel da ngay def une analyse de ce qui se passe dans le monde ci wàllu géopolitique bi ngay jógee ci sa sortie Cambérène bu mujj bi da nga waxtaan daal di citer 3 pays qui sont lourdement armés la Chine la Russie et les États-Unis nga ni ñetti pays yooyu dañu nekk priorité ci sa mission lu njëkk question bu njëkk ma lan moo tax ñu nekk priorité ci sa mission ak beneen question bi mooy kenn ci ñetti pays yooyu muy les États-Unis est-ce que ñoom bu nu bàyyiwul seen politique belliqueuse est-ce que loolu du jur conflit mondial. benn bi ci jiitu mooy nekkuma fi pour jox leçon États-Unis ni ñuy doxalee seen politique étrangère loolu ñoom la concerné ak seeni ay nit ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndandoog di waxtaan ci seen politique di jóg ak di daanu loolu seen mbir la li ma fi nekk mooy dama fi nekk pour analyser njëriñu islam ci àdduna lii njëriñu islam tey gis nga ñetti pays yooyu nga wax benn bi di Chine benn bi di Russie benn bi di États-Unis mais ñoom tey suñu nekkee en conflit àdduna bi dootul amati jàmm ñoom suñu déggoowul da ngay gis ni àdduna bi dootul amati jàmm même su amee jàmm sax ci benn côté da ngay gis ni économie bi dina am lu ci yëngu léegi nag Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif analyser wul pour benn zaman wala 10 ans wala 2 ans wala 3 ans dafay analyser pour une génération boo xam ni dañu war a ñëw ëllëg te génération ba suñu ñëwee dañu war a dundi shahada teewul di jaamu seen borom léegi nag dund ba pour mu stable économie bi war na dox jàmm war na am nit ñi kenn ku ci nekk war nga mën a circuler librement traverser frontières yi dem li may njëkk wax
mooy tey gis nga tukki génn tukki tudd turu jullit nga tudd Mohammed par exemple nga demander visa rek ñu may la ko lu jafe la mais lu indi loolu conflit yi am dem ba pour nit ñi ku tudd Mohammed rek wóoratul alors que islam di religion jàmm di religion boo xam ni dafay dellu ci tolérance di religion de paix mais kon il faut ñu delluwaat ci dëkk yooyu jàngal leen ni leen islam ni nu ko caricaturer du islam c'est la tolérance c'est la paix loolu mooy islam léegi nag loolu pour jàngale ko bu fu mel ni Chine munoo ko bàyyi gannaaw ndax gis nañu la fa musulman yi doon daj te loolu yëpp ci ay interprétation texte yoo xam ni ña koy sax appliquer parfois dégguñu ko ak ragal jullit yi fu mel ni États-Unis ñëpp xam nañu seen politique ak islam fu mel ni Russie donte sax am na ci côté boo xam ni ña nga cay jàmbaare mais ñëpp xam nañu ni soo leen toppee dëgg da nga gis seen politique ak islam kon islam la ñu caricaturer ci beneen bët foog ñu xamal leen nag ni leen islam boobu du moomeelu sufi yi islam boobu du moomeelu chiite yi islam boobu du moomeelu sunnite yi du moomeelu wahabite yi du moomeelu salafiste yi islam boobu moomeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla jox ko muy religion kon nag texte yi yonent bi jàngale woon te texte boo ci tijji tey muy dellu si jàmm texte boo ci tijji muy dellu si jéggale texte boo ci tijji muy dellu ci dund ànd ak harmonie ak sa moroom ak religion bu mu mënta bokk il faut ñu delloo si exposer leen texte yooyu wan leen lii mooy vrai visage bu islam su ko defee ku tuddati Muhammad buy demander visa kenn du ko ragal ku tuddati Ahmad buy dem États-Unis kenn du ko ragal parce que daañu xam ni kii jullit la jullit mooy nitu jàmm mooy nitu ànd waaye mooy nit ki nga xam ni mën na dund ak moroomam religion bu mu mënta bokk moom mu yam ci religion kee nekk ci religion lakum diinakum waliya diini à vous votre religion à moi ma religion kii dul jullit respecté na la respecté ko moom ak religion yow li la alxuraan jàngal nañ la ko appliqué ko moom su fekkee yàlla baaxee na ko mu bokk ci su ko yàlla baaxewul nga xam ni yàllaa ka nattoo waaye nga jëm ko delloo si mais mu nekk delloo si boo xam ni delloo si kàddu yu rafet lay doon kàddu teggin lay doon. xam nga yàgg naa di nettali exemple boo xam ni naa ko cité waat ci yenent yàlla Ibrahim alayhi salaam dafa daan def ku ñëw rek boo nangoo wax baatu laa ilaha illallahu daf lay dalal yaatal la. su amee nag mu jël rayal la benn juif ñëw ganesi ko bi juif bi ñëwee ni ko man kat dama gis ngay defal ñëpp teranga ma bëggoon nga defal ma teranga Ibrahima ni ko ñi ma koy defal dafa am benn condition ba mooy ñoom dañuy nangu wax baatu laa ilaha illallah juif bi ni ko man de loolu jaaraluma ko parce que loolu chantage lay nuru Ibrahima ni ko kon mën nga dem mais gis nga bi juif bi génnee yàlla interpellé Ibrahima ndax xaritam la ni ko yow li ngay def man maa tax wala da nga koy def ngir nit ñi rek wax laa ilaha illallah suñ ko waxul doo leen teral Ibrahima ni ko yow yaa tax yàlla ni ko kon demal woo ko ak religion bu mënta bokk nga defal ka teranga parce que man maa lay fay mais le fait que Ibrahima dem woo juif bi ni ko sama borom moo ma sant ni naa la teral bu dee moom laa ci jublu tax na loolu frappé juif bi ba mu ni ko kon de sa borom ku baax la bis ni ko tey jàngal ma nu ñuy adhéré ci mission la ilaha illallah ma adhéré ci ànd ak yow en tant que prophète kon da nga gis ni kon jullit yi yaatal boobu la ñu war a def yaatal boobu nag yamul nga def ko ak sénégalais yi da nga ko war a def ak chinois yi def ko ak ñi nga xam ni ñooy les américains def ko ak russes yi def ko ak yeneen dëkk yi nga xam ni yëpp ay dëkk la ñuy ay nit nekk di noyyi ba ñëpp xam ni islam religion jàmm la loolu moom mooy réponse bi nga xam ni bëggoon naa la ko ci apporter incha allah. waaw Seydou Omar Cheikh ñoo ngi ñëw ci sunu dernière question day concerner Sénégal nu gis nu sunu dëkk bi ba léegi mën nañu wax ni dafa préserver wu ci conflit interne. wala épidémie waaw te suñu voisinage immédiat dañ fi gis yenn genre conflit ñuy laaj est-ce que Sénégal d'une certaine manière dañ ko protéger wala dafa nekk rek un calme relatif. waa xam nga bu ñu waxee Sénégal moom Sénégal déjà ni ma koy faral di wax dafay réew moo xam ni réew mu am barke la réew mu am barke waaye xakim yi dañ daan wax ni barke su amee it nee nañu dañu war a fexe ba barke ba ñu sooxat ka tey jii bu ñu jëlee Sénégal mbooloo mag ñi nga xam ci côté nekk nitu yàlla mbooloo mag ñi nga xam ci côté nekk ay mystique mbooloo mag ñi nga xam ne xam nga leen ci seen allahuma fu ñu ko waxee yàlla du ko delloo dund nañ ci réew mi ñaan nañ ci réew mi mën naa ni tey suñu amee jàmm suñu amee ngëneel
donte lépp ci yàlla lay jóge mag ñooñu bay nañ ci waar bu yaatu ndax kenn ku ca nekk jël nga sa kurus jàng nga sa allahuma ci réew mi te sa allahuma lu rëy la ci yàlla même bu fekkee sa nitu jamono sax xamuñu la woon lu rëy la ci yàlla. kon loolu bokk na ci li indi jàmm Sénégal bokk na ci li fi indi naataange bokk na ci li fi indi mbégte ak ànd ci xol yi donte nag sunu voisinage yëpp ni nga ko waxee ñu ci bari ñu ngi ci ay conflit waaye xam nga li bon mooy ñun ñu naagu li bon mooy ñu naagu rek ni comme mag ñi ñaanoon nañu ay ca nañ tëdd déedéet mag ñi suñu ñaanee ñoom ba dem ñun lan nañu war a fexe mooy tey fi mag ñi tegoon seen tànk doon ñaan ñun ñu fexe ba foofu ñu bañ mu sooxe bañ mu sooxe nag mooy lan mooy li mag ñi rëddoon ñu teg ci suñu tànk ndax mag ñi koo ci mënta cité rëddul lu dul lu jëm ci yàlla ànd ngërëmam rëddul lu dul lu jëm ci yonent bi ànd ngërëmam bu dee tarixa tijaniya rëddul lu dul lu jëm ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ànd ngërëmam kon ñun jeunesse bi pour préserver stabilité boobu ci réew mi préserver ngëneel googu ci réew mi nañu fexe ba fa mag ña tegoon seen tànk ñun ñu àndandoo tegaat fa suñu tànk yeesalaat ka ba nga xam ni du ñu mujje puso bi réer loolu nag moo ñuy dimbali ba jàmm ji ñu amagum jàmm ja mën a continuer loolu moo ñuy dimbali ba ngëneel gi nekk fi ngëneel gi mën a continuer suñu ko foowee nag leneen lu nu gisaat rek nañu xam ni ñun ñoo ko def suñu bopp waaye mag ñi la ñu mënoon ak ñun muy ñaan nañu yaatal nañu laabiire nañu foofu nag la ñu mënoon yam ak ñun li des nag mooy ñun ñoom tool yu rafet yañ fi bàyyi woon ñu bay ko mbay mu rafet te mbay moomu nag boo seetloo léegi ci réew mi ñu bari ñu ngi commencé di yàq mbay moomu ci na nga xam ne mag ñi bëggee wuñu ko woon kon nañu def très attention ci suñuy comportement te fexe ba lépp lu ñuy def mu nekk yàlla yonent bi Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. macha allah Seydou Cheikh jërëjëf. votre mot de la fin. waaw maa ngi remercier Waladounyati TV yëpp. di remercier aussi seen confrères yi muy tabarakallahu waa Medina Cheikh TV di leen ñaanal rek yal na yàlla taxawu leen ci zahir ak ci baatin yàlla mottali seen yéene yëpp ba lépp lu ngeen di wut daal ngeen am ko mu nekk njëriñu tariqa bi nekk njëriñu islam bi tabarakallah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh